maa ngi la doon féliciter keroog avant même ñuy gisee bi ma la gisee ci live bi maa ngi lay féliciter ci geste bi nga def ci Yékini ak Balla Gaye mooy première action ba li nga bàyyi loolu vraiment ñu continuer bëre parce que làmb ju toll fa boo ko arrêté woon mun na indi yeneen coow ma féliciter la mais yaakaar naa ni tey comprendre naa lan moo tax nga def ko su ma lay déglu damay xam ni que comme ni ko gars yi di bindee ci commentaire yi voilà un professionnel. Parce que nit koo xamante ni lijjantiwul ñaari mbër yi ce qui l'intéresse c'est le combat mais ma bëgg a ñëw ci côté boobu pour vraiment louer la grandeur des arbitres Yékini Balla Gaye ban moment nga xam ni yaa koy arbitrer est-ce que dañ la ko wax bi nga toll sa kër wala dañ la ko wax bi nga dugg see ci biir gi. damay wax d'une manière générale. waaw dama lay wax d'une manière générale. ñun ci biir semaine bi par exemple bu ñu amee réunion mercredi dañuy tànn arbitre ku nekk fi nga war a dem. léegi nag bu ñu eggee ci biir ci combat bi bu ñu eggee ci vestiaire yi maa ngi gërëm Pa Yes Ndoye. Yes Ndiol. waaw ak le feu ndeysaan Pa Ñoxor Diouf waaw na ko yàlla may aljana. amiin waaw mbëri arbitre gaañ yëpp na yàlla may aljana. amiin waaw parce que ay nit yu baax ñu baax te ils nous ont formés sincèrement waaw. bu ñu eggee ci biir enceinte bi boobu ci vestiaire ku nekk wax nañ la combat yi ngay arbitré mais dernier combat bi du am kenn dernier combat bi le coordonnateur superviseur du ko jox kenn maintenant en fonction ci bëre bi ci combat yi ngeen di arbitré moom mi ngi toog mi ngi xool mi ngi di observer. Celui qui est le plus en forme comprendre nga. waaw kooku lay désigner. man fekkee naa Ñoxor mu nekk superviseur nekk kuy war a désigner fekkee naa itam Yes Ndiol Pa Yes Ndiol mu war a désigner mais yow kan moo la désigner woon Yékini ak Balla Gaye. Pa Yes Ndiol. Yes Ndiol moo nekkoon jamono jooju. waaw responsable. moo nekkoon superviseur bi. waaw ban moment la Yes Ndiol désigner. bu ñu waaj a siffler bu naka laa ko mën a waxee bu combat yëpp jeexee. waaw 9 combats yi moment boobu la désigné. waaw bu 9 combats bi ñu jeexee ñu jël siège ñu toog ñun ñëpp ñu toog quoi léegi bu ñu toogee combat bu ko fàtte mukk parce que bi ñu toogee xam nga rek temps yooyu gars yi di def ay show ngi woykat yeeg chorégraphe gars yi def ñu toog paye si ñëw mu ne ma Njoon grand combat bi yaa ko jël de. C'était la pression ci yow. waaw loolu moom nga nekk xale. dëgg la. mosoo woon arbitré combat bu mag. si sama premier grand combat kii la woon Naar Touré. Yaaram Gueye boobu moo nekkoon sama premier grand combat. waaw. mais pression bi moment bu mu la ne yaa koy arbitré. waaw bu mu ne yaa koy arbitré. ma toog ma ne mais lu tax ma woon ne ma yaakaar daf ma wóolu moo tax. daf ma wóolu. est-ce que c'est un combat que tu voulais man des fois damay football match su ma sentirul sama bopp mu am penalty du ma ko bëgg a tirer. des fois sama jàkkaarloog camp yi ñu war ma passe mais du ma bëgg ñu passe ma bal bi parce que xam naa ni suñ ma ko passé nii mun naa koo rater. donc je me sens pas en confiance. est-ce que yow c'est un combat que tu voulais est-ce que tu te sentais en confiance wala boog da nga doon waaye grand bi waroon na tànn keneen waaye. non xam nga en tant que sportif yow am na xam ne du la jaaxal waaw man sportif laa man waaw joué naa ay nawetaan façon bu ne gis naa lu ne façon bu ne gis naa ko. ça veut dire que sportif boo ko nekkee rek. adrénaline da nga koy gérer. da nga koy gérer quoi da nga koy gérer mais pas moo waxee nag yaay arbitré ma ne grave un problème on gère ma nekkoon ci ak sama papa Babacar Diop. Babacar Diop mel waaw ak Cheikh Tidiane. ñoo nekkoon trio bi. yéen ñett. waaw ñett la ñu woon waaw. dinaa ñëwaat ci xeexu léegi arbitre yi mais foofu il faut ma def ci benn parenthèse parce que dina justifier après question yi ma la bëgg a poser. arbitre bu mu siffler maanaam yow bi nga siffler. Yékini ak Balla Gaye def round d'observation. daw songoo xeex bu ñu xeexee Yékini daw tibb tànk Balla Gaye mel ni lu def ndooju sous lapin. Balla Gaye yëkkati loxoom tourné xool la. public bi yuuxu boobu lan moo nekk sa réaction. man sama réaction mooy lan heure boobu lépp maa ngi ci combat bi
xool naa sama arbitre sama juge yi kenn bougé wul ça veut dire que man li ma gis ak ñoom li ñu gis benn la. ça veut dire que chute amul heure boobu. ah da nga bëgg a wax boobu 4 appuis jël la woon da nga bëgg a wax moment boobu yow gisoo 4 appuis. 4 appuis bu amoon mu sifflé ko. lu leer laa la wax. kon ok man maa ngi soog a comprendre yow maanaam li ngay seetaan da ngay xool réaction wu sa ñaari. juge yi yow gis wu 4 appuis. yow xool nga leen ñoom mu yënguwuñu benn yoon ñoom gisuñu 4 appuis. moo tax kon sifflé wuloo moment boobu noonu pour consulter leen. waaw sifflé wu ma parce que man gisuma 4 appuis te ñoom tamit gisuñu 4 appuis ça veut dire le combat continue. ok jamono jooju est-ce que bu amoon VAR. waaw est-ce que VAR bu amoon. di nga arrêté combat bi. pour dem consulter VAR soog a woo leen ñu bëree wala nga woote joxe verdict jamono jooju est-ce que bu VAR amoon di nga arrêté. VAR bu amoon. du ma arrêté combat bi. parce que tu étais certain que gisoo 4 appuis. VAR. dañu ne VAR après la après. waaw léegi boo arrêté combat bi te jël amul na. comment lu ma. xam naa li nga wax baax moo tax ma la bu amoon VAR sax bu amoon VAR combat bi du mu ko arrêté. da nga koy bàyyi mu yegg. da nga koy bàyyi mu yegg. ba après ñu soog a consulter. waaw. mais après macha allah ñu ngi nuyu tamit ah gars yi. mais directeur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. mais macha allah am na solo mais moment boobu noonu. moment boobu noonu yow à vitesse réelle gisuloo 4 appuis mais à tête reposée bi nga demee sa kër. ba seetaan vidéo bi est-ce que kontaanoo sax ci lu Balla daan parce que da ngay naan ci Balla bu daan woon man dinaa am problème parce que Yékini tegoon na 4 appuis ah. non man ne ba léegi ne te fu ma dem dama koy wax fu ma dem ba léegi dama koy wax. même avec le ralenti gisoo 4 appuis. ma ne ba léegi man mën naa juum dama ne. dama ne mën naa juum. juum. mën naa juum waaye ba léegi amul télé bu ma woon 4 appuis. dafa litigieux. ma ne ba léegi laa wax télé boo woon 4 appuis ba léegi amul. am na solo am na solo. te li ma la wax vérifier. kon am na supporter Balla yu tàmm di wax ñaari jël ci benn tàkkusaan xanaa da nga koy mujjee def benn rek. xam nga boo demee ci sëriñ. sëriñ da lay ne non dina am ñaari jël. ñoom dañuy wax quoi ñaari jël. waaw sëriñ ñi mu wax jël est-ce que loolu jël la. dëggoo ma de. sëriñ bi li mu wax jël est-ce que loolu jël la. yéeme na. parce que yéen règlement bi li ngeen di appliquer jël bokkut ak lu gars yi di gis jël. waaw dal na ci Sa Thiès ak Boy Ngaay. waaw ñu yëg arbitre yi yëkkati loxo Sa Thiès public bi sànni leen ay xeer sànni leen ay mbuusu ndox ak yu ne. mais keroog ku dem seetaani vidéo bi da ngay gis ni effectivement les arbitres avaient raison Sa Thiès dafa daan Boy Ngaay. te amul benn cërëm bu laal suuf. loolu la moo tax man la ba léegi mu ñaar juum dama ne Ibrahima. y a benn journaliste. mën naa wax turam sa bu la nee sax. vas-y amul problème. kii te mu nekk. suñu làmb. duruk suñu làmb suñu làmb la nekkoon. nekk record léegi. waaw Abou Ndour. Abou Ndour ci veille combat la ma woo. boobu maa ngi toog fii. mu woo ma téléphone. sa bureau fii. suma bureau maa ngi toog kay. moi je suis venu ici en 2006. 2006 laa ñëw fii Saint-Michel laa nekkoon. après ñu jógee foofu ñëw fii en 2006. mën nga bañ a tudd école bi garaawul damay bañ benn combat jeex gars yi fekk si la fi. non garaaw journaliste ñu garaaw. waaw mu ne ma mais tax siffle le premier chute bi. Abou Ndour. Abou Ndour. ma ne ko daf laa woo après combat bi. ne la l'an demee bi lundi. ne la lan. mu ne ma loo xam ci combat bi mu ne ma lu tax siffle le premier chute mu ne ko Abou Ndour premier chute amul la. da laa posé question indirectement te yëgoo ko. waaw man ko premier chute amul de chute bi benn la. kon kenn du ko tuddee premier chute. non amul chute amul chute. amul chute. Ibrahima moo tax li ma wax man dama nangu naa juum na ma télé andil 4 appuis ma gis ko ma nangu à temps réel. parce que yow li nga gis mooy 4e appui yi Mouhamed ci tànk bi. réalisateur loolu di nga ñu ko wan. waaw ci image bi. après di nga ñu wan image yi yow da nga jàpp ni 2e loxo wu Yékini bi. mi ngi ci tànk ba mu ngi ci tànk Balla. mi ngi fii ci suuf bi. mu ngi ci tëstan lañ koy. tëstan waaw bu la neexee.
am na solo. mi ngi foofu. ok. tamit mën na am tamit yàlla moo àndoon man tamit bés boobu. waaw. mën na am yàlla tamit moo àndoon man. waaw après affaire bañ a bari coow. waaw tamit. mais est-ce que genre yu mel noonu tamit bokkul ci li ngeen di xeex. est-ce que genre yu mel noonu parce que tey bu Yékini daanoon Balla ci deuxième action comme nee nga ma chute amul. mais ci deuxième action bu Yékini daanoon Balla. est-ce que tey VAR bi du leen woon sauver yéen. VAR bi. est-ce que yow doo woon ñaan yàlla mu am VAR parce que maanaam bu Yékini daanoon Balla ci deuxième action bi. bu ko mais yaakaar naa ni. après tey yow balaa ngay joxe chute da ngay dem xooli ji première action bi pour lépp leer ci say bët. nga soog a mën a joxe chute boobaa nit ñi xat dinañ xam ne yow da nga sukkandiku ci VAR. mais est-ce que boobaa VAR bi du la sauver yow parce que imaginez deuxième action Yékini daanoon Balla mais yow coow lu rëy da lay topp lu tax soufflé woo première action. léegi par exemple comme nga wax ni deuxième combat bi. deuxième chute bi. bu nekkoon par exemple Yékini daan na Balla Gaye par exemple. xam nga VAR am. ça veut dire que dañuy ñëw ci action bu njëkk ba. fu ñu déparé. fu ñu déparé day foofu la ñu jëm. ñu vérifier foofu bu pare. bu nekkee chute am na foofu. en ce moment là chute Yékini bi. dañ koy éliminer. waaw noonu lay doon VAR noonu la dafa mel ni football la. mais est-ce que foofu du gën a pertinent première action bi ñu arrêté ko pour dem xooli ji parce que des fois football yaakaar naa war nañ mën a arrêté première action pour xool ndax but am na wala but amul wala yow da ngay jàpp ne dañuy bàyyi ba action bi jeex wala ñoom bu ñu génnoon géew bi par exemple bu ñu demoon ba génn géew bi. laa ci ngay soog a arrêté pour dem xooli ji. très bien loolu mooy VAR nag VAR loolu mooy njëriñam VAR action boo nekkee amatul ñu génn saako yi bu nekkoon tamit bu nekkoon VAR am na Balla Gaye doful bu nekkoon dafa yaakaar ne gay daan na waaji VAR am na day génn ñu dem xool VAR loolu mooy yoon. dëgg la. par exemple dama lay jox benn exemple. combat am gars yi bëre mu am par exemple mu am chute. mbaa amul chute gars yi ne chute mbaa du chute mbëri continuer action bi. am mbër bu jekku. nga dem arrêté. oh. est-ce que. oh. est-ce que gis nga loolu. exactement. lu problématique ngi noonu. très bien nga arrêté te boobu kii jekk na ko de nga arrêté nga dem xool VAR de compter première action bi amul chute kon ça veut dire que tu as pénalisé ki jekku. dëgg la. loolu yëpp nag ay jàngat la VAR bu amee yooyu yëpp ay jàngat la. am na solo. yooyu yëpp ay jàngat la. am na solo. ni ñu ko war a utiliser waaw. est-ce que yéen des fois arbitre yi da leen di neex wala da leen di naqari ngeen homologué benn chute ne par exemple diwa daan diw CNG ñëw kase verdict boobu ban commission mooy def loolu. règlement et discipline. commission règlement et discipline la moom mooy kase verdict boobu. jox keneen ki victoire est-ce que yow loolu yéen da leen di neex. non wala da leen di metti. loolu arbitre bu nekk arbitre boo gis ci àdduna loolu du ko neex. parce que arbitre bu sañoon. lu muy arbitre yëpp. du juum. mais est-ce que question bi mooy sensu question bi mooy est-ce que yéen vous êtes souvent en désaccord avec le CNG comme tey jii est-ce que làmb dina jeex ngeen am benn vision seen vision boobu noonu même après avec le ralenti ngeen continuer gëm loolu mais CNG ñëw weddi leen ci. mooy règlement et discipline. am na yéen saa day am xam nga temps règlement dafa ne bu nekkee dafa am mbër bu bind recours. dañoo war a woo arbitre bi bind. arbitre dafa war a bind. est-ce que di nga fekkee fu ñuy àttee recours bi. doo ko fekkee arbitre doo ko fekkee. mais Sitor ci la bokkoon moo ñu représenté foofu. des fois nga juum nga bind nga ne seetaan naa ralenti bi wax dëgg yàlla dama juum d'accord naa ci verdict bi ñu changé ko. non doo bindee noonu. da ngay toujours défendre ta position. doo bindee noonu da ngay bind déroulement combat bi. combat bi lépp ngay bind déroulement bi yëpp. boo juumee sax. doone juum naa da ngay bind déroulement combat bi. mais doo mës a def sa mea culpa en général. non
da ngay bind déroulement combat bi yëpp sur bu amee da ngay dem laaj sa juge kii ne la gis naa ak kii ne la sur am na kii moo daan kii ne la kii moo daan maa kii comme njaax la comprendre léegi nag yow yaa dernier mot yaa ko moom. comprendre donc par rapport ak sa juge li ñuy wax. nga joxe sa verdict. noonu la quoi léegi nag yenn saa yi CNG dañuy casser sans aviser l'arbitre c'est ça qui est grave. Pourquoi c'est grave tey bu fekkee ñu nekk foofu xam nañ le règlement ils ont les ralentis ils ont beaucoup plus de notions que vous parce que ku gis ralenti yeeg yooyu noonu yëpp lu tax tey mu war leen aviser bu fekkee ñooñu ils sont avertis. xam nga mbër bu bindee recours mbër baay andi kiyam. vidéo am waaw vidéo mooy andi vidéo yenn saa ay vidéo ay camlangal lay doon xam nga camlangal. ci naka luy camlangal. luy camlangal vidéo yi du leer. yenn saa yi day nekk copie collé. lay doon quoi. day am mbër dañ koy def. waaw dañ koy def. comprendre nga mais pour ñoom pour nga mën leen rassurer il doit se baser sur l'arbitre. arbitre bi lu ma bind ci dañ ci war a baser dañ ci war a sukkandiku. mais est-ce que ralenti gënul fiable bi même bu nekkee mbër bi indi na ay vidéo est-ce que ralenti gënul fiable lu arbitre di bind. ralenti. waaw mais ralenti comme ma koy andi. mbër bee koy andi. wala gars yi da nga xalaat ni gars yi léegi dañuy truquer affaire yi. mbër moo koy andi mbër moo koy andi de. dëgg la mbër moo koy andi de. dëgg la dëgg la dëgg la. mais sax dañuy kase ñu ñu gën a metti mooy da ngay kase sans arbitre bi yéeg ko. mais yow nee nga ma yéen ak Sitor benn lañ Sitor moo yor seen kaddu mais Sitor bu ko yëgee kay daf mel ni yéen yëg ngeen ko. Sitor mu ngi ci commission boobu n'est-ce pas. rapport bi. arbitre dafa war a bind rapport joxe ko. yenn saa Sitor du yëg yenn saa Sitor du yëg. xanaa bokkul ci commission bi fu ñuy àttee. ma ne yenn saa Sitor du yëg loolu kay Sitor kay boo ko woowee nga laaj ko yenn saa dañuy kase Sitor du yëg. ah. xam nga dañu ne faute ñëpp la faute ñëpp a def faute. faute kenn matul ñëpp a def faute. ok bu nekkoon sanctionné rek. ñu bëri na war a sanctionné. dëgg la. dëgg la est-ce que CNG mus na suspendre ay arbitres yéen ñu nekk seen kuréel suspendre leen. waaw mos na am. parce que da ngeen def ay faute ci ay combat ay faute manifeste bu nekkee CNG ñu mos a suspendre ñooñu ay mbër ñoo demoon CNG ne waa CNG arbitre yi lii ak lii la. ay affaire de corruption yu ñu waxoon. waaw waaw boobu Malick Ngom ñu ngi ci doon waxtaan keroog. am na solo loolu affaire corruption mais bu nekkee par exemple arbitre bu def erreur. non mercredi bu jotee saa waay doo bëgg a dem sax doo bëgg a dem sa réunion. seen réunion arbitre yi yéen. waaw boo defee erreur doo bëgg a dem réunion laa wax doo bëgg a dem. mbaadu. parce que boo eggee foofu da nga dégg façon bu ne façon bu nekk dina ko critiquer te loolu yoon la loolu mooy tax ñuy avancer et ñun ñooy c'est la seule commission qui se réunit par semaine ñun la arbitre yi waaw. am na solo am na solo ñun kese. am na solo mais fi ma bëggoon ñëwaat ak yow. moom mooy les perspectives. gannaaw bi ngeen waxee li ngeen di réclamer là on a des échos ci journaux yi comme quoi le président Alioune Sarr bi yoon nag dafay bàyyi CNG Matar Ba monsieur le ministre dafa am kenn ku bees ku muy noté à la tête ku muy nommé à la tête du CNG mais kooku bu ñëwee satisfairul itam seen ay exigence bu ci njëkk moom mooy kooku bu ñëwee nekk dans une logique de continuité une logique de continuité mooy dañ leen rajee woon mooy Sitor dañ ko rajee suspendre ñenn ci yéen ko ñooñu ku équipe bu bees bi ñëw confirmer loolu yan lan mooy nekk seen plan naka ngeen di doxalee bu boobaa. ñun fu ñu jàpp ñu ngi koy jàpp ba léegi ñun lu ñuy xeex ñu ngi koy xeex ba léegi. ñu ngi koy xeex mooy suñu plateforme Alioune Sarr mu dem mu bañ a dem mbaa keneen kii di ñëw yëpp ñun dañu bëgg bu ñu ñëwee ñun lu ñu bind ci suñu plateforme ñu defaral ñu ko ñun loolu ñu bëgg
parce que ñun lu ñuy laajte je crois c'est pas diable c'est pas du tout compliqué waaw bu nekkee ku bëgg a defar làmb laa wax de ku bëgg a defar làmb ñun lu ñuy laajte bu ñëwee je crois war na ko mën def waaw ñun je crois loolu moom dëgg jàpp nga ni daal ku bëgg a defar làmb daal. waaw wax dëgg yàlla war ngeen mun nekk dans la même logique am na solo. mais Wenceslas Demba Ndione kontaan nañu trop ci dalal la waxtaan la encore une fois ñu lay rendre hommage ci combat boobu nga xamante ni est-ce que du combat du cinquantenaire wala combat du centenaire ndax moo gën a récent Yékini bëri na fi nag ay combat yu mag a mag. daan fi ay Bombardier daan fi ay Tyson ak jël yu mu leen daan mu nekkoon combat yu mag a mag. mais kenn du fàtte Balla Gaye de Yékini bi nga xamante ni moo mujj te yaakaar naa ni boobu moo nekkoon ci combat yu ëpp litige ndax yeneen combat royal yi en général du bëri ay litige mais combat boobu dafa amoon litige ndax première action ba yow nee nga ma bu ma wax première chute ndax chute amu fa ci sa gis-gis mais ma kontaan torop ci lu ma la dalal di la bàyyi nga tàggatoo mbokk amateur yi ñuy seetaan ci live Instagram bi mbokk arbitre yi nga xamante ni tamit dinañ la seetaan sûrement ci YouTube bi waaye mbokk yi amateurs yi itam ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan toujours ci YouTube Lutte TV ak ministre yeeg yooyu noonu waa Fandène yeeg yooyu di jàpp parce que tamit honoraires yi bu baawee tamit il faut mu am ñu leen di dimbali est-ce que am nga ñu leen di dimbali. yaa gis ñu ngi nii de. honoraires yi dafa suufee trop. waaw macha allah ma bàyyi la nga tàggu. waaw merci beaucoup Ibrahima maa ngi lay gërëm bu baax waaw xam ne man je crois que c'est la première fois waaw c'est la première fois dëgg ma toog ci kanamu benn télé waaw donc maa ngi gërëm waa Sénégal encore di gërëm arbitre waaw ñu gën a jàpp ñu nekk Casamance ñu nekk ci région yi waaw donc maa ngi gërëm waa Fandène fi ma cosaanoo waaw sincèrement moom mais gërëm boobu bu baax dëgg bi kontaan na guru et maa ngi ñaan cum daal laak solo ñu gërëm ñu pare tout waaw pour noonu tout ñu gërëm ba ñu gërëm le ministre Augustin Tine ñaawaar ko autorité de commune de Fandène waaw donc merci beaucoup waaw maa ngi gërëm ñëpp nag maa ngi gërëm ñëpp moo ko en wolof waaw maa ngi gërëm ñu ko waxee waa Fandène ñëpp waaw di gërëm ñu ma jàppale parce que yombul waaw parce que su ma eggee Fandène dañuy encouragé waaw di gërëm aussi sama école waaw sama xarit yëpp maa ngi gërëm bu baax te maa ngi gërëm sama jabar waaw moom booy arbitre de ni ngay nu muy tiitee de moom xam naa sa tiit bi yëpp moom moo koy récupérer. waaw yoon la dëgg waaw ma gërëm tamit sama bébé waaw mooy Marlène maa ngi koy gërëm bu baax. am na solo waaw macha allah Ibrahima. kon nag gërëm ñu ngi lay fay. arbitre ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay fay. te li nga bëgg yàgg sa copain cameraman bi. waaw ne nañ ko yàlla defaral. waaw maa ngi di ñaan nag wër ku am wër am nga lépp. wër daal mooy lépp dëgg la. waaw maa ngi ñaan Sénégal pandémie bi. waaw mu gaaw a jóge. ñu trouvé vaccin bi. waaw ñu trouvé vaccin bi. am na solo. merci beaucoup.